ngeen jóge ci seeni kër ba pare ne fa ngeen di liggéey mais en même temps di ñu seetaan bu dee amagu leen yéenekaay yi muy journaux yi mën nañu leen wan xët yi maanaam titres yi laataa ñu koy xóotal ci revue de presse bi ak Mamadou Mouhamed Ndiaye bu ca kanamee tuuti évidemment Ibou Diouf dañu koy njëkkee ak l'observateur mi xëy ak li mu tuddee lutte contre la fraude et la corruption la femme de Cheikh Béthio à l'OFNAC. waa L'Obs fësale rek ci seen xët bu nga gis ni loole nag aju rek ci liggéey bi nga xamante ne moom la ñu dénk OFNAC di kuréel bi saytu lépp lu aju ci kopparu réew mi loole nag ñu ne daal boo muy dinañ déglu kii nekk soxna Serigne Béthio Thioune muy wuyoo nag Seynabou Ndiaye Diakhaté moom nag ñu gis ne rek bokk na ci li tax waa OFNAC di ko topp tey xëy na ñu gis ne 270 millions yu mu joxoon addiya di borom këram bi ba tax rek tey waa OFNAC di saytu li ni mel ci seen liggéey. donc loolu la yéenekaay bi di l'Observateur yeewoo tey le quotidien xëy na ak ki nga xam ne ni mooy Abdoulaye Wilane député Benno Bokk Yaakaar ay kàddoom la yéenekaay bi xëte ci français ñoo ngi lire. C'est normal qu'un député dorme à l'Assemblée nationale. waaw moom xalaatam la mu ne lu normal la ab député maanaam ndaw réew mi dem ba assemblée nelaw xëy na loolu moom xam na li tax mu fësal ko ba tax na waa quotidien ñëwaat rek ci xibaar yooye kaddu yi mu yëkkati fësal ko ci xëtam bu njëkk loolu muy lu ñuy faral di gis ci hémicycle bi ñu koy faral di wane tamit ci yenn chaîne de télévision yi loolee askan wi di ñaawlu yenn saay la waa quotidien fësal ni Pape Cheikh. Thierno Alassane moo nekk ci xëtu yéenekaay bi di Le Témoin nekkoon fii ministre ñuy lire ci xëtu yéenekaay bi ci français ni l'ancien ministre s'apprête à lancer son mouvement politique Thierno Alassane à l'assaut du fauteuil de Macky. waaw mu mel ni rek ku ne dafa bëgg a wutu njiitu réew mi fi nekk di Macky Sall Thierno Alassane Sall nag nekkoon ci jëwriñ yi nekkoon fii ci nguuru Macky Sall te jamono yee ñu weesu mu démissionné woon rek doomu Thiès boobu nag waa Témoin di fësal ne daal dafa bëgg a taxawal daal ab parti politique am wala sax mouvement politique rek su ko defee mu samp ndëndam mën a taxaw laaj li nga xamante ne rek moom la yaakaar ne war na ko mën a am fii ci Sénégal. Abdoul Mbow ak Thierno Bocoum ñoo nekk ci xëtu yéenekaay bi di Zoom ñii lire ci journal bi ci xët bi ci français révélation sur une démission douloureuse comment Abdoul Mbow a sacrifié Thierno Bocoum. waaw loolu waa Zoom Info nag ñoom seen xalaat rek mooy jamono ji nga xam ne rek kii di Thierno Bocoum bokkoon ci ñi gënoon fës ci parti Idrissa Seck boobu parti réew mi te ci investiture yi daal gisuñu ko ci woon ba tax na jamono ji nekkul député moom nag fan yee ñu weesu dafa démissionné ci parti boobee rek fas yéene demal boppam moom tamit ba tax na waa Zoom Info ubbi ci tey ab xët bu yaatu rek ñëwaat ci li ñu jàpp ne kii di Thierno Bocoum daal moo sacrifié kii di Abdou Mbow moo sacrifié Thierno Bocoum. yeneen ñaara ngi ñoo nekk ci xëtu yéenekaay bi di 24 heures maître Abdoulaye Wade ak président Macky Sall ñu ngi lire ci xëtu yéenekaay bi ci français entre négociation dissimulation et simulation. Comment Wade et Macky jouent le jeu de Karim. waaw waa 24 heures ñoom li leen gën a soxal tey bokk na ci li diggante bi dox ci ñaari président ki fi nekkoon njiitu réew mi di Abdoulaye Wade ak président Macky Sall ñu gis ne rek jamono ji xëy na ñu ngi waxtaan rek ci lu soxal mbiru Karim Wade ba tax na waa 24 heures ñoom ubbi nañ ci ba xët bu yaatu rek ñëwaat ci li ñu duppee négociation dissimulation ak simulation Pape loolu yëpp aju ci mbiru Karim Wade. voilà donc dissimulation ak simulation. dissimulation ak simulation. voilà donc loolu moo nekk ci yéenekaay bi di 24 heures réew mi. xëy na ak kii di président Macky Sall casser ou récompenser. récompenser maanaam récompenser tout le monde. waaw le défi suicidaire de Macky moom la réew mi wax. réew mi waaw ñu ñëwaat rek ci li ñu jàpp ne moom xëy na bëgg a fexe ba kenn bañ a mer maanaam récompenser ñëpp ñi nga xam ne rek ay àndandoom lañ waa réew mi nag dañu jàpp ne loolu ab défi suicidaire maanaam ku bëgg a xaru la ndaxte dañu gis ne rek réew mi moom du ñu nangu li ne mel Pape Cheikh. mu ngoog docteur Cheikh Kanté moo nekk ci xëtu yéenekaay bi di Direct Info. Direct Info, la plainte de ses avocats aujourd'hui devant le procureur pour citation directe.
ñu gis na rek kii di docteur Cheikh Kanté moom dafa portoon plainte rek kii nga xam ne mooy Moutbane ak Dakar Thiès loolu nag ci la waa Direct Info ñëw rek ubbi ci ab xët bu yaay ñoom tamit ñëwaat ci li nga xamante ne rek moo dox diggante ñaari kilifa yooyu te boo mooy sax ci yoon la ñu mujjee Pape Cheikh. mu ngoog donc loolu moo nekk ci Direct Info l'OFNAC et l'IGE blanchit le port autonome de Dakar et puis les Échos xëy tey ak ki nga xam ne ni mooy Serigne Mbaye Sy Mansour en France dafa amal ab tournée. ñuy lire ci xëtu yéenekaay bi ci français les leçons d'humilité du xalif. waaw Pape Cheikh kooku mooy ki nga xam ne rek mooy xalif général lu Tijaan yi jamono ji nag mun demoon da tukki bi nameeku fële ca France ngir tase taalibe yi waxtaan ak ñoom waa ECHO nag fësal li ñu duppee leçon d'humilité maanaam woyofal sa bopp rek xam ne nit moom nit kese la te ak loo mën di am rek xëy na am na ku la ëppale daraja wala leneen ba tax na rek muy waa ECHO di sàkku itam ci ñi nga xam ne rek ñooy lecteurs yi ñu mën a safoo wala jëfee jikko yi ni mel. voilà mu ngoog yar ak wàcce boppam la wane. bi mu demee France donc loolu les Échos moo ñu ko xamal siis ba ñu ko tegal sax mu di caa toog ci suuf la toog àndandoo ak taalibe yi ko gane si woon ba noppi itam dem na amal ay visite ci consulat baak yenn ci ay autorités yu nekk foofu ca France donc moom mi nga xam ni moo di xalif bi moom la les Échos xëyee tey jii ci suba gi Vox Populi xëy na ak li nga ibbee sànq di jëye ju am suma juumul ca Parcelles Assainies ñu bind ci xët bi ci français un enfant de 6 ans meurt brûlé dans l'armoire qu'il a incendié. waaw Pape Cheikh ni nga ko waxee wax nañ ko léegi ci suñu journal bi mu ab xale bu am juróomi at ñoom juróom benni at la ñu wax sax loolu nag moom moo gaañu rek ci benn lakk bu fa am. gis nañ ñu ne ñoom témoins yi sax ñu ngi yëkkati naan moom moo taal boppam ba tax na waa Vox Populi tamit ñëwaat ci rek gannaaw bu mu taalee ab matelas dawoon làqatu rek ci benn armoire ba loolu ko jural jëye ji Abdoulaye Diouf nag jural askan wa njàqare bu rëy ndax méttit bu mu fa bàyyi Pape Cheikh. mu ngoog li ci des xam naa dañu koy bàyyeek Mamadou Mouhamed Ndiaye bu ko defee bu ñëwee ca kanam xóotal ko ci revue de presse bi.